19h30 ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës dina mu ko jukki dina bokk benn ay bés ginnaaw itam bi ñu nekkee champion d'Afrique fii ci réew bu Sénégal dimanche ni ki tey ñu ngi doon génn ci mbedd yi ngir rek fësal li nga xam ne moom moo di sunu ak mbégte ngir Coupe d'Afrique yi nga xam ne dellusi na ci réew mi wala bokk ñëw na ci réew mi ni ki tey ji itam ñenn ci Sénégalais yi génnaat nañ gis ngeen ko ci réseaux sociaux yi li ñu dippee li nga xam ne moom moo di ngénte amal nañu ko bu baax a baax suñu ay ndaw def nañ ci aw reportage wu yaa dañ leen ko digtal ci jotaayu xibaar yi keneen itam koo xamante ne jot na beneen raaya di góol bu Sénégal moom Edouard Mendy daal di jël li nga xam ne moom moo di mondial des clubs ni ki démbali loolu itam gis ngeen ko ci réseaux sociaux yi tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu réew mi daal nañ koy tatagal bu baax a baax aw njàqare ci soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk diwaan bu Palmarin xam ngeen ne ma nga nekk ca département bu Fatick jamono yi nag li nga xam ne moom moo di ndox mi moom mooy wëy di walangaan ci li nga xam ne moom moo di seen ak makkaan liggéey ba ñu nekkoon mu di coppite gi jamono yi nag dañoo bank seen ay yoxo tax na itam loxo daal di dar gémmiñ ci seen ay activité imam ratib bu Marsassoum ma ngoy sàkku ci jàmbaar yi nga xam ne nag boobaak léegi teg nañ leen yoxo te njort ne MFDC amal lu ni mel boobu ba tey réew mi ñu ngi am ak xel mu dal ne waxtu wu nekk mënees nañ leen bàyyi tax na imam boobee ci ziara annuel wi nga xam ne nag ñu ngi koy amal at bu yàlla sàkk mi ngi ñaan jàmm daal di des fii ci réew bu Sénégal rawatina diwaan bu Casamance mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon jàpp leen ne dibeer ni ki tey xam ngeen ne réew mi génnoon nañ di doxantu ci mbedd yi ngir fësal li nga xam ne moom moo di seen ak mbégte ginnaaw itam bi ñu jëlee raw gàddu gi ci tundu Afrique ni ki tey ji itam ñenn ci sénégalais yi mbégte yu mi ngi wëy ba tey tax na ñu daal di dippee li nga xam ne moom moo di ngénte coupe bi yenn ci ay gox-goxaan itam amal nañ fa lu ni mel rawatina ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi ñu dukkiyaat ci ak Habib Faye. dimanche ni ki tey askan Sénégal génn ci mbedd mi di yuuxu célébrer li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique gi ñu jël ñu ci bëri yeewu tey ne dañuy ngéntewaat Coupe d'Afrique bi bëri na lañ ko gis ci réseaux sociaux yi nañu koy gisee ci biir image yi noonee la ko askan wi defee ñii yeewu togg seen laax ñeneen ñi ne dañu togg ay añ lépp ngir mën a célébrer li nga xam ne yàgg nañu ko yóotu te it mënuñ ci woon teg loxo. yàlla rek xëy def laax def ceebu yàpp ñu war a def ngoon si njogana parce que victoire dañ koy féete ba léegi Abiban victoire bi jeexagul de. waa Ngéwal lañ ko yóbbu Ngéwal central xam nga sama yaay laama moom supporter moom numéro 1 la moom. waaw moom du ma wax sax 12e kay dama naan supporter numéro 1 la. waaw ni ma ko dundee mooy dafa neex daal parce que boo xoolee ñun avant ñu judd ba tey ñaata génération ñoo fi jaar ku si nekk ñëw nga toj defoo loolu ba pare mu tombeek Saint-Valentin bi te Sénégal mosul am coupe. comme c'est une première fois fête bi warut ndaw. comme fêté woon nañ ko aussi dañ ko bëgg prolonger def ngénte li je trouve que c'est normal donc je trouve bien que c'est normal qu'on le baptise quoi. askanuk Sénégal ne noonee la ñu yeewoo te lii da di loo xamante ne fas yéene wu ñu ko dakkal benn yoon. lii ça fait ñaata at la sunu papa lay jow di wax ñaata at ñuy xëccu lii 3 fois final 2 yi ñu perte ko ñu ñëwaat jël ko tamit Habib lii tamit faaw ñu koy feete fépp fu ñu toll fête bi day def 1 an sax lañ wax 1 an ferme lay def fête. benn bopp la boobu boo gisee maam yi bàyyi ko fi njur bi tey la yaatu ñu am Pikine Guédiawaye Thiaroye Kama Ngexo mais Sénégal ñëpp benn lañ. ab wareef la ñëpp bëgg ànd ndax tamit Sénégal dafa am ndam lu rëy loo xam ne lu mu yàggoon a bëgg la. contentement rek fierté la quoi li ma la wax rek coupe bi dañ koy fêté fii ak Coupe d'Afrique bi di ñëw dañ koy fêté quoi parce que dañ ko soxla woon ñëpp ko soxla woon ñëpp ko soxla woon fii Wakam cité Asegna. dégg yàlla gars yi ba tey ñu ngi koy dund ba tey ñu ngi koy dund ba tey ñu ngi koy dund. ab phénomène la goo xamante ne ni ci réseaux sociaux yi la ñu ko tàmbalee waral na ba ñu xëyee tey ci dimanche gi ñu ci bëri ci doomu réew mi dëggal li ni mel defaat fête bi jubilé waat toggaat seeni laax séddale ko ci biir koñ bi ñenn ñi sax dañu mujjee tànt ne lii warta jeex.
jërëjëf Abi Faye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ñu jàpp ne lu warta jeex la fii ci réew bu Sénégal beneen ab doomu réew mi itam moom Edouard Mendy xam ngeen ne moom mooy gardien bu équipe nationale moom itam daal nañ koy yokk darajaam naka noonu itam daal di koy sargal ca club ba nga xam ne moom la nekk ginnaaw itam bi mu jëlee mondial des clubs fii ci réew bu Sénégal itam bëri na ci ñoo xamante ni ñu ngi koy ñaax ni ki démb jaarale ko ci li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi ñu dikkaat ci ak Pape Fara Gningue. di at mu rëy ci góolu équipe nationale bu Sénégal lu yées benn weer rek Edouard Mendy am ci ñett ay ndam yu rëy rëy nekk góol bi gën a xarañ ci àdduna bi ñu naan ko FIFA The Best ci atum 2021 ñu daal di ko koy jox ci kanamu góol yu mag a mag ku ci mel ni Donnarumma Neuer ak yeneen yi nu mel bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoo tax Sénégal am ndamam bu njëkk ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations gannaaw ay at ñuy wut li nu mel mënuñu ko am mu jàpp ab penalty boo xam ne bu décisif la ci jongante bi moom mi nga xam ne nag moo jël Ligue des Champions ak équipe bam bii di Chelsea foofu ca diwaanu Tugal ñëw na nag gañewaat beneen coupe juróom-benn fan gannaaw ba mu gañee lii di Coupe d'Afrique des Nations équipe bam bii di Chelsea nag moom moo gagné mondial des clubs mu nekk tamit bu njëkk ci li nga xam ne moo nekk taarix mu koy am ñu gagné ki nga xam ne nekk moo nekk Palmeiras 2 bal ci benn gannaaw prolongation moom Edouard Mendy gannaaw ba mu nekkee ci bopp Tugal ak Chelsea nekk ci bopp Afrique ak Sénégal moom mais jamono ji mu ngi ci bopp àdduna bi yëpp ak équipe bam bii di Chelsea gannaaw ba mu gagné coupe du monde des clubs. ginnaaw football ñu waxaat ci leneen mu ñeel wàllu athlétisme jàppale ne semi marathon Eiffage bi ñu doon amal diwaan bu Somone ki nga xam ne nag moom moo jël raw gàddu gi ci 21 ci ay kilomètres nag ma nga tudd Christian Diatta bu ASFA moom Mor Fall bu AS Douane itam moom moo jël raw gàddu gi ci li nga xam ne nag moom moo di fukki kilomètres yi loolee ñu baal di ko bëgg a def xew-xew woo xamante ni nag day weesu tundu Afrique maanaam aw rendez-vous international lañu ko daal di bëgg def ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo jiite comité d'organisation bi àdduna jëmale ci micro Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. C'est la 26e édition. On avait fait 25 éditions. bii moom mooy 26e édition bi nga xam ne moom mooy marathon wu Eiffage def nañu 25 éditions yi nga xam ne taxaw ñu benn yoon waaye daaw mujjul am ndax mbas mi bii paa nag def nañ ko ñu gis ci ay nit ñuy bëri lépp junni ak juróom-benn téeméeri nit daal ci bindu mu doon lu am solo mu tombé sax ak victoire Lions yi donc ambiance bu neex la mbir mi nag dafa bokk ci li nga xam ni mooy suñu ay activité baax na tamit ci wér-gu-yaram doomu aadama yi tey jii nii. gis nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dox ñenn ñi 20 kilomètres ñeneen ñi 10 kilomètres 5 loolu yëpp nag ñu amal ko ci anam bu gën li ma ci gën a neex mooy nit ñi seetlu nañ ni bii pa ñëpp a ci jàpp ku nekk bëgg na bokk ci mbir mi ñun ñoo ñëw sax ba naan dañuy arrêté ndax ci lu jëm ci wàllum kaaraange. Un 10 kilomètres 5 et un 21 kilomètres. ginnaaw wàllu tàggat yaram mbokk yi bokk na ci leneen lu mu leen doon junju soxna yi nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo diwaan bu Palmarin xam ngeen ne ca département bu Fatick la nekk foofee nag wàgg yi bàyyeekoo ci waax yi moom moo leen sonal ndax itam day faral di wutali seen ak makkaan jamono yi makkaan yu bëri yafa nag daal dinay nax saay ba tax itam jamono yi daal nañuy nekk ci aw njàqare ñoom ñooñee xam ngeen ne dañu yëngu ci wàllu coppite jamono yi néew na ñu gis loo xamante ni nees ma ci liggéey Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey diwaan bu Fatick. ci digg bëccëg gi naaj bi tàng jër ci plage yu Palmarin bi Satou Sarr nag moom war a am lu tolloog juróom fukki at nee na xelam dafa sori ndaxte nee na seen maison familiale daanaka genn wàll gi yëpp géej gi yóbbu na ko ndax ay vagues yu am doole yu fay faral di ñëw. suñu kër gu mag ñëpp a jéggi ci ginnaaw tali bi am na sama doom mag boo xam ne géej gi mu ngi doon nangu suñu kër gu mag moitié bi yëpp a dem et c'est partout fii ba ji feex. ci plage bi itam seetlu bi mooy garab yu bëri yi fa nekkoon daanu nañu géej gi nag moom mooy avancé saa su nekk di wutali kër yi foofee ca Palmarin. ndaxte géej gi ni muy nangoo dëkk bi par rapport ak ñun bu ñu nekkee xale dañ daan daw dañ doon traversé ay garab di dem di daw di dem
pour sangu ji géej mais fi mu nekkee nii l'avancée de la mer daf ñoo sonal c'est dangereux pour le village. Tabaski Sarr moom Sam-Sam la dëkk benn quartier bu nekkee foofee ci commune bu Palmarin moom nag ci wàllu transformation produits halieutiques lay liggéeyee waaye nag waame gi dafa tax ba fi mu ne produits yi ñuy liggéeyee sax dafa manqué bu baax a baax. jën dañuy liggéey yee tuufa kecca yoxos mais am nañu jàkkaare bu rëy ci wàllu géej gi mais géej gi dafa lekk dëkk bi ba li des ci dëkk bi bareetul te géej gi bareetul jën li ñu doon liggéey si jën bu njëkk ak li ñuy liggéey ci jën léegi ute na. ñoom jigéen ñi nag ndimbal la ñuy sàkku ci nguur gi ak itam yenn partenaires yi ndaxte nee ñu ni géej gi avancé saa su nekk daf leen di tere nelaw fi mu ne. ñuy ñaan dimbal bu ñu dimbale parce que Palmarin la ñu am moom lañ yaakaar mais géej gi mu ngi ñuy sonal. ci at yu mujj yi nag daanaka ay gànnax yu metti la ñuy nemmeeku mu am foofee ci commune bu Palmarin ak li ko wër ay inondation itam bokk na ci li leen sonal ndaxte kër yu bëri fi mu ne duñu am jàmm bu nawet jotee. nekk ay jëndax yoo xamante ni nag daal na leen di sonal bu baax a baax ginnaaw loolee itam ñu àddu ci leneen mu ñeel làng ko politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne bëri na ci ay jiit yu bokk moomeel yoo xamante ni door nañ li nga xam ne moom moo di togg gi waaye ki nga xam ne moom moo di sous-préfet bu Dakar Plateau la mu bëgg mu di aw yemale maanaam aw parité diggante góor ak jigéen ku ci nekk itam la nga xam ne sa waruwaay la ci gox boobee nga daal di koy jël kàddu yu ni mel Djibi Diallo mu ngi koy yëkkati ginnaaw ki nga xam ne nag moom moo di maire bu Fann Point E Pala Samb daal di toogaat ñu neel ñaareelu mandat bi Alxasan Ba ak nga xam ne moom moo di Modou Diop ñoo ci dikk ak ñun. kilifa arrondissement bi moom moo jiite cérémonie bi maire Pala Samb installé nañ ko mu war a tàmbali liggéeyam mu dikk njëkk ki ñu tabaat ci bopp mairie bi ginnaaw bi ñu ko taxawalee ab léegi xam na bu baax li koy xaar. defuma ko ndam kese mais sas laa ko def parce que population bi dañ ma wax ne 7 ans yi nga jiite woon suñu maire yi liggéeyal nga ñu lu baax dañ lay delluwaat ci maire bi bu nga yeggali liggéey bi nga tàmbali woon mais man waxuma leen damay yeggali mais damay tàmbaliwaat liggéey bu bees. boo seetloo installation ci élu yu fare fii ci Dakar Plateau ñu ngi ko def mu méngoog li nga xamante ni moom la yoon wax sous-préfet bu arrondissement bi di rafetlu bu baax a baax sens de responsabilité bi ñu woone. dama ko def parce que loi moo ko tënk la loi 2010-11 comme ni ma ko waxee sànq ci français bu 28 mai 2010 moom moo institué parité ak benn dëkk d'application ba xamante ne bi tey mooy 2011 819 bu 16 juin 2011 boobu mooy dëkk d'application boobu donc li suñu rôle ñun mooy installer le maire bu ñu ko installer moom mu procéder élection yi pour installer les 2 membres du bureau donc ci biir plateau bi ma ko waxee appliqué nañ ko am nañ fa ñaari góor ak ñetti jigéen. Pala Samb bëgg def ba commune bi delluwaat fi mu nekkoon muy commune résidentielle ci loolu mën na am yaakaar ci ndimbalu sous-préfet bi. juróomi at yi la ñu bëgg yeggali liggéey boobu ba nga xamante ne commune Fann Point Amitié mooy doon première commune résidentielle du Sénégal loolu première ambition la ñaareelu ambition bi mooy ay jigéen boo dimbalee jigéen dimbali jigéen téye nga réew ndax jigéen ak ndaw ñoo téye réew. sama bunt musul tëju lépp loo xam te ne ñu ngi koy def teg ko ci yoon parce que ñun bu teg ko ci yoon rek man bu ñëwee fekk ba ko loolu moo ci am solo lu nekk rek li nga xam te ne maanaam day jëmale Fann Amitié Point yoon kanam wala yeneen commune yi te mu tegu ci yoon man loolu man maa siy jiitu. juróom benn weer bu ne dana dem dajawaat ak askan wi ñu xool def évaluation moom maire commune Fann Point E bëgg a def ab yorelin wu sell ci commune bi. naaw maire bu Fann Point E dañuy jubal feneen beneen ab gox muy njum foofe itam xam ngeen ne moom Cheikh Oumar Anne moom moo daal di toog waaye kàddu yi mu biral bokk na ci ndaw yi ñu gën a gëm seen bopp bañ a jombal dara itam seen bopp te gëm na rek ëllëgu réew mi seen yoxoo la nekk Ousseynou Diop moom moo teewoon boobu leen daje ñu seetaan reportage. Cheikh Oumar Anne di ministre bi yore lépp jëm ci wàllu njàng mu kaw yi moo doonaat maire bu Ndioum moom nag ci mandat bi nga xamante ni daan na koy tàmbaliwaat dafa mel na da doon waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy ndaw Afrique yi rawatina bu Sénégal ma leen di ñaan ñu gën a gëm seeni bopp waaye tamit ñu gën a taxaw ngir ñu mën leen jàppale ñu am xëy mu wóor. chantier bi gën a rëy bi nga xam ne ci la ñu toll ñun Afrique ci la ñu toll ñun fii ci Sénégal président Macky Sall xam ko fii lañ toll tey fii ci Fouta mooy chantier xale yi ñu fexe ñu xam ñu am xëy. parce que nit ki bu amee xëy rek la ñuy mën a wax ne kii am na commencé na accomplissement commencé na di mën a nekk commencé sotti. moom ci gis-gisam ndaw Afrique yi ak fii réew mi toll dañu war a gën a taxawaat bu baax a baax xam ne nag léegi war nañu gën a mën a jàpp ci lu jëm ci wàllug lay soqali Afrique. ginnaaw
pour que ñoom ñu xam que ne tey combat bi ñu doon xeex ci ay at ay siècle tey ñoom yàlla may nañ leen ne mën nañ ko sottil mooy jël Afrique teg ko ci kaw lépp. titre foncier bu coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu lam-lamee ca Fouta nee na lu tax mu am mooy président Macky Sall dafa liggéey. fii nag Fouta li fi am Macky Sall dafa delloo si xol yi ak xel yi jàppale leen ne fii mën naa nekk gisal investissement yi fi am foo dem dëkk boo dem rek liñ fa def même bu doyul am na luñ fa teg li nga xam ne ba indépendance amee ba léegi amatu fa. ndaje bi kilifa yu bare daat koy teewee ñu tabaat ko mu doon meeru Ndioum moom nag ci kàddoom nee na ndaw ñi la bëgg a jagleel lu jëm ci wàllu mandat bu yees bi lee. Ousseynou keneen ku ñu tabaat bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diop diwaan bu Louga moom itam kàddu ya mu biral bokk na rek ne Louga googee nga xam ne door na fa aw liggéey lépp loo xamante ni war na ci itam dina ko mottali ba mu mat sëkk naka noonu itam muy xam ne rek jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee dina ko saafaral confiance bi nga xam ne askan woowee nag am na ko ci ñoom dina def kéem kàttan ba yaakaar du tas diwaan bu Louga Thierno Fall. préfet bu département bu Louga moom moo jiite woon ndaje mi nga xamee ni daal di nañuy sampaat Moustapha Diop ngir nag mu fas yéene jiite mairie bi ci juróomi at yi ñu dëgmal. maire Louga bi di xamle ni ñaareelu mandat bi nga xamee ne askan wi jox nañ ko aw sasu rëy la te fas yéene naa xar tànk tubayam ngir mérito ko. bi ma gisee ful bi ma topp ko rek may def caravane sama yaram dafa daw ma xam ne sas bi rëy na te incha allahu rabi danaa ko dox liggéey ko mat su fekkoon ne sax ne defar Louga mooy tax soo liggéeyee ma tàllee kenn moo te man danaa defar Louga ma moo ma ñor leen ñoruma. ginnaaw tabax ay infrastructure Moustapha Diop jël lii di emploi des jeunes boole ko ci ay priorité am. incha allahu rabi tali ngeen gis yëpp ci Louga moom ay kamb wala ak leneen dinaa réparer lépp de gën a defaraat lumière bi gën a defar xar kanamu Louga. dinaa créer benn commission boo xam ne dana saytu jeunes yi nga xam ne amuñu liggéey ñu xool ñu leen di dugalee ñu am liggéey. danañu xool également jeunes yi nga xam ne c'est des porteurs de projet moo wutal leen den financement ngeen dem liggéey. bureau municipal bi nga xamee ni taxawal nañ ko nag am na juróom-ñeenti adjoint au maire yu nga xamee ni juróom yi ay jigéen lañ di wane ni rek lii di parité bi respecté nañ ko waaye itam ñii di way laago yi jox nañ leen ci cër ndax juróom-ñeenteelu adjoint bi ñoom lañ ko jagleel. may kontaan ci monsieur le maire parce que li mu def nii dafa am loo xam dafa am solo ndax tey jii peut-être mën naa ne du Sénégal gépp ñoo ko def c'est exemple la tey jii bu mu wane au niveau du national que yeneen ñi nga xam ne ay maire lan ñu def na comme moom. ndaje mi nag di firndeel ni conseil municipal bu Louga daal dinay jël fonction li des rek mooy taxaw ci li taxoon askan wi fal leen muy liggéeyal Louga. liggéeyal Louga beneen ab commune mu di Mbos foofee nag jàppale ne la fay rek jafe-jafe bari na askan wa jamono yi nag bëgg nañ aw saafara jëmale ci seen ak dëkk lu mel ni wàllu wér-gu-yaram ak itam li nga xam ne moom moo di xàll wi jàppale ne xàll wa dëkkmal gën gi neew jàpp Mbos foofee nag jafe-jafe képp dong la fa askan wi daal di ràññeeku bu ñu fay jaar itam ci ay jafe-jafe yu mag la ñu rek dëkk ba keroog baa ñuy yàgg Pambay Diawo. Mbos nag doon dëkk boo xamante ni pour nga dem fa ay jafe-jafe yu metti ngay am ki ko xamle di maire bu bees bi Modou Diop ngeen di xamle ne gannaaw jafe-jafe yoon commune bu Mbos li mu manqué bëri na. ku dugg Mbos rek bi ngay ñëw rek xam nga ni Mbos bëri na yu bëri loo xam manqué na fi ñu war a defar xam nañ ko ndax dañ fiy dëkk. yoon bi déjà gis nga. mais Mbos amul éclairage public bi ça ne marche pas boo demee dispensaire bi kasalik y a pas d'ambulance on a besoin deuxième forage donc marché bi soxla na réorganisation. mairie bi daanaka pratiquement lu bëri manqué na donc boo xoolee il y a pas l'emploi des jeunes. ñu daal di koy fal ak 53% ci kanamu coalition Benno Bokk Yaakaar Modou Diop ngeen di xamle ne moom xam na bu baax li koy xaar te sax moom ci coopération décentralisée la fas yéene sukkandiku ngir rek Mbos doon commune bu émergente. fi ñu ñëkk a compter mooy Mbos li mu am as néew ñu bàyyi ko ak waa Mbos donc dootuñu nangu mukk góor du bay baabu dunde li si des nag bon comme yàlla def nañ ñun on est un financier de formation donc xam nañ ubbeeku nañ à l'extérieur parce que boo xoolee donc li ci des ñun doon koy dem mottali surtout acte 3 de la décentralisation jox nañu privilège boo xam mën nañ dem wuti li si des ñooy dem wuti ko rek ak suñu relation ñëw jéem ko indi Mbos mais li nga xam daal bokk na ci suñu programme mooy dinañ def de telle sorte que ñi nga xam ne ñooy doom Mbos surtout la jeunesse bëgg tabax bëgg fuñ dëkk ak yooyu dañ ñu ngi ko yombalal kooku moom mënta ñàkk
ñu daal di koy fal meeru Mbos ci bannière Wallu Sénégal Modou Diop ngeen di xamle ne moom jamono ji xelam ci législatif yi la nekk waaye xamagul ban coalition la ciy àndal. Pambay ñi leen nag seen i jafe-jafe dafa rek ami saafara muy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci 25 ci île yi nga xam ne ñoom ñoo nekk diwaan bu Casamance ndax itam ñàkkum ndox moom moo leen sonaloon lu toll ci 14 ci ay forage yoo xamante ni daal nañ koy taxawal ca commune yu Jembereng ak itam Kafountine lu ni mel doon loo xamante ni askan wa bañ koy xaar boobaak léegi ay yàgg na Boubacar Diassi Lamine Mondian dem nañ wër ci yooyu la île ngir jukkil ñi aw reportage ñu seetaan. ñàkkum ndox ci île bu Carabane nekk ci commune bu Jemberin département bu Oussouye daanaka ñu ci dëkk ñoo ngi koy dund laata Sénégal di jël indépendance am. lu bare loo xam ne ñàkk nañ ko ci xaalis di jéggaani di uti ndox yooyu jafe-jafe la boo xam ne lu yàgg la ci fii ci Carabane ndox ci biir Carabane bi depuis ci temps tubaab bi fii la ñu jëkkoon sanc muy première capitale bu Casamance. mais ñoom ci seen bopp tubaab yi gas nañ fi ay teen def nañu lu nekk ba ci récupération d'eau sax def nañ ko fii ci école spéciale ci utum ndox. mën nañ jàpp léegi ni jafe-jafe yooyu kenn dootu ko waxati ndaxte état ak i partenaire am doon daal di tabax ca Jemberin château d'eau bu ni mel ngir lépp luy île ca Casa daal di am ndox mu sell. daanaka dafa nekk juróom benn système d'approvisionnement yu ñu doon installé. te su ñuy wax système d'approvisionnement dañuy wax li nga xam ni mooy togg ndox bi mooy forage dañuy wax li nga xam ni mooy rënk ndox bi mooy di ko jox pression mooy château d'eau bi dañuy wax aussi lépp li nga xam ni mooy yóbbu ndox bi ci kër yi donc système yooyu juróom benn nañ ci teg. ndaxte du île yu nekk ci Casa dongo ñooy am ci projet bu ni mel lépp luy île bu gox bu ñuy naan Caronne nekk ci commune bu Kafountine département bu Bignona moom it dina am ndox mu sell bu bàyyi ko ci biir château d'eau bu ñu tabax fii ci Abéné. projet boobu nag projet bu mag la projet boo xam ne 5,250 millions la ci nguur gi investir bi nga xam ne mu ngi tudd île de la Basse Casamance ci ndimbalu Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique bu tudd BADEA projet boobu ay île lay ay alimenté principalement. lépp luy infrastructure yi bokk ci biir projet daanaka war naa jeex fii la ko weeru juin 2022. jàmbaar yi nga xam ne boobaak léegi nag ñu ngi leen teg yoxo te leen a bàyyi askan wi waxtu ne ñu ngi rek am ak njortu ngir rek ñu daal di leen di bàyyi ñu njort nañ ne laale nañ ca bokk na ci waa MFDC tax na imam ratib bu Marsassoum ci ziara annuel wi nga xam ne nag dañ koy amal at bu yàlla sàkk mu di ziara annuel bu Cheikh Ismaïla Diallo bu Marsassoum daal na ci am aw prox ndollu di sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jëf-jëf joojee ñu daal di bàyyi jàmbaar jooyee ngir jàmm daal di dellu si fii ci réew bu Sénégal rawatina diwaan bu Casamance Bakary Konté ak Khalid Diamé. Abdourahmane Diallo imam ratib bu Marsassoum moom nag mu ngi ñaan ñi daal di libéré soldat yoo xamante ne ñi ngi siy loxo MFDC. incha allah dañuy wax ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi te ñu téye soldat yi nañu leen jéggal dañu def ngir yàlla ak yonent noonu loolu lañu leen di ñaan nañu leen bàyyi waaw loolu rek lañu leen di ñaan. soxlawuñu ci fetalante wala leneen ci soxlawuñ ci dañ soxla ñu bàyyante ci jàmm loolu rek lañu soxla ji ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm ak salaam loolu rek la ñuy ñaan incha allah te yàlla dinañ defal lool bu ñu yàlla dalalee réew mi rek baax na. ci situation pont bu Marsassoum mu bëgg nag nit yi di jàll te duñu fay dara. ñun Marsassoum dañu am problème amoon nañu problème ba ñu defal ñu pont bi ba pare. bi ñu defaree pont bi ba pare ñu amaat problème ñu ne dañuy fay foofu te loolu diis na ci kaw nit ñi ñu ngi koy ñaan mbaxam bi tax ba mu defar pont bi mu bàyyil noonu nit ñi dox ci kaw pont bi ci jàmm ak salaam moom laa koy ñaan. Imam Ahmed Tidiane Diallo nekk porte-parole famille bi moom tam loolu moo nekk bëgg-bëggam. ñu ngi ñaan nguur gi nañu seetaat mbir mi bu baax buñ ko mënee dindi yëpp moo ñu gënal buñ ko mënut a dindi nag gannaaw dañu ne xëj na pour njëriñ dëkk bi la wante nañ ko def mu nekk loo xam ne du sonnal kenn. déclaration yi nag ñu ngi ko doon amal ci 38e édition ziara annuelle bu Cheikh Ismaïla Diallo bu Marsassoum.
Marsassoum ñu wutali diwaan bu Kaffrine wax itam ci artisan tabb yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal jàppale ne ci ñetti junni yi nag junni yi képp dong ñoom ñoo participer ci yooyu la jongante ñes des itam la ñu xam lee mu di app bi ñu leen jox dafa daal di ndaw naka noonu itam daal nañuy joxoñ baaraamu tuuma ñenn ci ay autorité administrative Oumar Ndiaye Boubacar Fall bopp ci reportage ñu seetaan. élection chambre de métier yi ñu dëgmal tàmbale jur coow fii ci diwaanu Kaffrine ndax ñoom nee nañu mat nañu lu ëpp ñetti junni ouvrier yu nekk ci diwaan bi waaye li bindagum ngir bokk ci jongante yi matuñ sax junni ñu bëgg nag jamono ji ñu yokkal leen bisu bindu yi bala ñu ndar képp mbindu mi. ñun suñu naqar mooy élection yi ni ñu ko bëgg a doxalee moo ñu neexul parce que bu fekkee ne am na leen lu mat 3000 inscrits ñu ngi ñu bloqué ba liy bindu ci gouvernance mutu sax 400 inscrits. Koungheul la fa inscrit mutu sax 20 personnes. soo demee Mbirkilaan la même demee Malem la même chose. te dugal nañ suñ xaalis bu bari te liñ ci yokk nii man maa au directeur de l'artisanat ci ndigalu gouverneur mu ne ma waxal directeur mu jàppale leen man mënatuma ci dara directeur may ma 8 jours yooyu perte nañ presque 4 jours yoo xam ne nii liggéeyuñ ko. ñoom nag jamono ji ñu ngi dànkaafu kilifa yi ñu wax ci seen mbir. ñun la loolu dañ koy bañ dañ koy lànk ñu ngi woo autorités yi lu dale ci président de la république woo ministre de l'intérieur woo ministre de l'artisanat woo docteur artisanat jaral nañu dee jaral nañu lu ne dara du fi am te taxawul ci li ñu xam ne daal ñii ñëpp fay nañu dañ validé leen ñu war a dem élection ñu ne leen yéen di ngeen bokk encaissé seen xaalis aventurien yooyu duñ ci dem na réew mi réew dëgg la liñ leen di wax mooy nu mu gën a gaawee na ci nguur gi jóg ñu soota élection yi. nee nañu sax bañuñ ci ba wàcc ci mbedd mi. waaw pare nañu pour wàcc ci mbedd yi ak artisan yëpp waa àll bi waa Koungheul waa Malem waa Nganda waa Bulel Mbirkilaan bàyyiwuñ kenn ñëpp dañ la woo fii ñu def marche ci dëkk bi. ñoom artisan yi nekk ci diwaanu Kaffrine nag li ñu bëgg mooy kilifa yi ne ci kaw indi ci ak saafara bu gaaw balaa mbir mi gën a jéggi dayoo. balaa way di way mbuus ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mbokk yi itam ñu jaajëfal leen fii la ñuy jaar daal di bural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futurs Médias Léa Soukeyna Ndiaye dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah à partir de 6h30 ci seen émission info du matin lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.